asalaamaaleykum nuyu leen bu baax a baax ami internet Seneweb TV ak seneweb.com saa su ne mbégteeg ca waxtu lay àndal di jànnoog yéen rawatina ci Total Buzz ñu leen koy dégtal samedi bu yàlla sàkk dal leen jàmm. tribunal bu Mbour laa koy doore àtte nañu rek mbirum violence conjugale foofee sénégalais bi lee di Moussa Coulibaly daal dinañu ko say daan sax ngir lu mu dóor soxnaam si nga xamante ne mu ngi wuyoo si turu Dominique Jacqueline Lerat di ab belge bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne daal dinañ ko siy jot. Dominique da doon xulloog gorom di waajur bu jigéenu borom këram di koy tipparleel ay saaga bu noppi bañ a tuub dugg ci diine l'islam li ni mel sabab seen jotee ba jëkkër ji dóor ko mu dal di koy rek yóbbu fa mbaxane doone benn. ñoom ñaar nag nee nañu sëy nañ fukki at ak juróom-ñeent waaye boobu ba tey kile rek di jabar ji dafa bañ a tuub dem ci diine l'islam. Moussa Coulibaly mu ñu reconnaître nag coupable ci fàll wi li mel ñi maanaam mbirum violence conjugale ñaari atub kaso lañu ko dal di daan. àllarba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars la ab xuloo dal di juddu si diggante ñaari taalibe ca diwaanu daaray Kokki di rek Jibi Diouf ay atam toll si fukk ak juróom ak Maodo Ndiaye ay atam toll ci fukk ak juróom benn nekk ñoom ñëpp ca daara joojee nekkee ci diwaanu Kokki bu ñu sukkandikoo ci ab source bu weex te wóor. Jibi Diouf moom moo yëkki ay kàddu yu ñaaw jëmale ci naataangam boobee di Maodo Ndiaye mu si mer lool ba futtu ba ñu nag ndekkee ba noppi Maodo Ndiaye daa wax Jibi ngir mu ñëw wuyu ji ki nga xamante ne ni mooy seen surveillant di Mortala Ndaw mu nekkoon ci ravin yu nekk fu soriwul daara ja naka noonu la Jibi demee fu ko Maodo wax te amu ci benn xel mu ñaaw ndekete yoo daf ko ca lalal ab plan ba mu ñëwee rek la ko Maodo dal di dikkee ginnaaw for ab paaka daal di ko koy bojjoo ñetti yoon ca digg gannaaw ga ci jëw yi ak rek ci loxo càmmooñam naka noonu la ñu ko évacuer urgence ca poste de santé bu Kokki laata ñu koy yóbbu hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga. Maodo mu ko jam nag teg nañu ko loxo mu nangu la mu def ba ñu koy teewlu bañ ca noppee la ñu ko defeere parquet bu Louga ngir rek jéem a faat ab bakkan. talaata bi la ñu weesu yema woon ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars ba 18h jotee ñu daal di koy menotté la Yahya Seck ñu gën koo xam ci turu ba Prince yegsee ca campus UGB ay gendarme daal di koy escorté di koy yóbbu chambre 12 G6 bu village F ngir defloowaat ko rek na mu fàtte étudiante bi le di Seynabou Ka Diallo nekkoon étudiante bi nga xamante ne ni moom lañ gis néewam ca village bu Ndiawdoune nekkee ci juróomu kilomètre université Gaston Berger bu Saint-Louis. moom nag daal di nettali na mu faatee gelam bi lépp mi ngi bàyyeeko ci ab rek avortement gannaaw ba mu waxee rek gel gi ngir mu avorté mu daal di koy lànk nee na li mel moo tax mu xoj ko ba mu sedd mu daal di jël rek néewam dugal ko ci ab valise bu mag yëpp ko ci njëkk a jël moto mënu ko caa yëpp mu daal di jël ab woto daal di koy yóbbu ba ca village boobee daal di ko fay sànni ñibbiwaat mel ni dara xewul tax ba ñu ko tegee loxo mu daal di bett ñu bëri lool ca campus ba. moom moomee nag nettali na lépp ne rek faru kile di Seynabou Ka Diallo la moom moomee di Prince nga xamante ne nii ba mu ko faatee ba noppi moo yoroon téléphone am fay ko ndaxte waajur bu jigéen Seynabou woo na doomam ji ba sonn jot ko téléphone gi dafa fayoon waaye nag ba mu taalee téléphone gi la ñu ko localiser moom moomee Prince daal di koy teg loxo. ay éléments yu commissariat urbain bu Rufisque daal dañuy présenté procureur ba ñaari waay yu violé ab soxna sa nga xamante ne ni policière la ak borom taxi clando bu ñu ko rek siifee ci biir woto boobee lañu doon jëfandikoo sax ngir amal rek seeni seeni jëfin yu ñaaw yooyee wa ila viol collectif waaye itam di si gasal ndëgg sërëx jigéen yi nga xamante ne ñoom la ñuy jël di leen di tëddee ku si mujj di ab soxna ba nga xamante ne ni policière la ba ñu leen démantelé nag la takk derrière daal di dem ca diwaanu Bambilor bu seen quartier général nekk daal di fay wàcc ngir def perquisition ci nag repéru def katu ñaawteef yooyee nga xam ne fa la ñu doon defee seeni ay mbir di tëkku jigéen yi ak paaka laata ñu leen di tëddee ku pare rek jox sa morom ba ñu fa demee policier ya fekk nañu fa ay greffage ay slip jaljali ak ci butéelu sàngara yu jeex ba mbir ma klaate victime ya bokk ci benn
benn mère de famille bu ay atam toll ci juróom-benn fukk ak ñaar daw nañ wutali brigade gendarmerie bu Sangalkam waaye dañu leen a orienté ca commissariat urbain bu Rufisque ba ñu janoowee nag ak kile di enquêteurs yi wax nañu lépp ñoom ñoo ñëwee di rek doon violé xale yu jigéen yi ba noppi dal di yoole ab chauffeur taxi clando mu daw waaye ñoo ngi koy wër gannaaw ba ñu ko identifié. Mariama Mané parquet bu Kaolack daal dina koy placé sous mandat de dépôt moom moomee àllarba buy ñëw la ñu ko fas yéene àtte ngir violence ak voie de fait ci ab mineur ak collecte illicite de données ndaw si yoon mi ngi koy topp ngir lu mu filmer ñaari tout tànk yomu daal di jël boole leen yeew ba ñu ne ngodd ba noppi di leen di tipparlal ay saaga ci kanam yeneen xale ya nga xamante ne nii seeni ay xar kanam daal dinay feeñ ci vidéo bi. Mariama Mané ba mu noppee la jël boobule vidéo yónnee ko waajur bu jigéenu xale yooyee seeni at toll ci 3 ak 4 mbir yi mi ngi xewee ca diwaanu Nioro soxna si nee na daa def li ni mel ngir tiital yaayu xale yi bu nekkoon soxna borom këram ndax nee na daal da doon perturber couple am même bu dee ñaari xale yi amuñu gaañu ci seeni ay yaram soo moytuwul Mariama Mané li ni mel lu tar dina ko ca fekk àllarba bi ñëw la ñu koy atte ca tribunal des flagrants délits bu Kaolack. leneen Pape Siré Sall Makhtar Diouf ak kile di Moubarak Mbodj teg nañu leen loxo ba noppi rek inculpé leen si lu ñeel enquête bi ci détournement wu lu jege milliard gu am ca diwaanu Sonatel ñaar ñu ma njëkk lim placé nañu leen ba noppi sous mandat judiciaire ñetteel guy nag daal dinay bénéficier au retour de parquet niki talaata bi ñu génn la ñu doon adduwaat ci ay mbiram libération bi nga xamante ne moo biral bi le xibaar ba si ñu génn xamle na ni Pape Siré Sall la ñu soupçonné ani daal moom moo doon jox faux NINEA yu waral opération frauduleuse yi Moubarak Mbodj moom moo doon def faux cachet yi ci waxtu bu Makhtar Diouf nekkee ci ay compte fictif client utilisé yi jamono ji nag Ramatoulaye Sy ak kile ñuy wax Stéphanie Bokandé képp ñoom ñoo nekk ci kaso gi ingénieur commercial ak agent commercial ci agence boulevard de la République bu Sonatel dañu leen di nag placé sous mandat de dépôt julla yooyu nag di Saliou Faye ak kile du Mohamed Lamine Gueye yu ñu toppee recel ñoo ngi ci contrôle judiciaire ñoom ñoo ñee ñëpp ñoo ngi impliqué ci mbirum détournement bu am ca diwaanu Sonatel di détournement téléphone yu bakkane yu Sonatel doon jox ay client woom la ñu fa dóor nag ñoo ngi ko xayma ci lu tollook 996 millions 843 mille 962 francs CFA. gannaaw détournement bu am ca diwaanu Sonatel damay àddu ci juróomi milliards yu ñu détourné tamit ca trésor ñaari inspecteur trésor mise en cause ya di Abdoul Aziz Diop ak kile rek di Mohamed Ndiaye auditionné nañu leen ba noppi talaata ak àllarba bi ñu génn ci fond dossier boobee ba ñu janook attekat ci juróom-ñetteelu cabinet bi fa ñu taxawoon la ñu taxaw ba tey jilee may wax ak yéen wéyandi di weddi tuuma ya ñu gàcc ci seen ndodd tey niki alxames bi la ñu génn dak démonté nañu sax rapport inspection générale des finances bu leen incriminé ñoom nag ñoo ngi leen di toppee détournement wu deniers publics faux et usage de faux ak blanchiment de capitaux si daanaka juróomi milliards si suñuy koppar ñu koy toppee 2 milliards 459 millions 435 mille 371 francs CFA. Abdoul Aziz Diop weddina tuuma ga Mohamed Ndiaye moom ñu koy toppee turu 2 milliards 225 millions 800 mille 565 francs CFA tamit dafa dal di weddi tuuma ga ñoom ñaar ñëpp ñoo ngi ci kaso gi depuis weeru décembre atum 2021 ak seen audition bi au fond mën nañoo introduire sàkkuteefu bàyyi ba ndëgëneku ba tey rek ngeen di teewlu Total Buzz kile di Chérif Ibrahima Aïdara procureur de la République mën na ko woolu bu yàggul dara moomu mi sax takk der yi ñu ngi koy wër bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot parquet daal dinay auto saisir gannaaw kàddu ya mu yëkki dal di daal ne wolof yi ay sàcc lañu kàddu yooyee tax na tey yoon fas yéene jëflanteeg moom talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars mara bi daal dinay jéggalu sax sénégalais yi rawatina ñi nga xamante ne ni ñoo di wolof yi si kàddu yi nga xamante ne daal dina koy yëkki teg ci seen kaw doon lu leen métti loola waaye soo moytuwul loolee du doy ngir
ngir ñu bañ ko topp même bu waxee ni sax kàddoom ya dañu ko détourné ndaxte fi mu ne nii yoon a ngi koy wërandi takk der ya jotaguñ ko teg loxo ndax bañu ko woowee téléphone xamal na leen ne jamono jilee mi ngi ca réewum France. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly àdduna ci rek yéexaay gu am ci lu ñeel falu ba poste ba jëwriñ gu njëkk di premier ministre gannaaw ba ko Macky Sall xamle di jàpp ay date te ba tey rek amalagu ko ancien wu bokk gis-gis bi xamle na si lu rëy lool bu ñu sukkandikoo ci député bi njiiti réew mi Macky Sall lu tolloog ñeenti doomu aadama la digg boobule poste di poste ba premier ministre waaye nag limul nag seeni ay tour naka noonu la ne comme que nag kii la di Macky Sall xam na ne mënu ko def daf ko bëgg a dakkaat ba élection législative yi dal di weesu waaye nee na askan wi dañoo war a xam ne loi yi ca assemblée nationale doonatul lu valable. Ca assemblée nationale googee lay des ak yéen ba tey ñoom ñoo ñee daal dinañ leen di convoquer en séance plénière niki talaata war a yem ko juróomi fan ci weeru avril danañu soumettre député yi lu tollook ñeenti projet de loi bu ñu sukkandikoo ci Le Soleil bu biral bi li xibaar niki démb ci àjjuma ji ñaari texte yi jëwriñ bu ñu dénk wàllum yoon di Malick Sall moo koy défendre yeneen yi ministre du travail du dialogue social et des relations ak institutions yi Samba si bu dee Malick Sall dina jéem a passé texte bi ci rek statut réfugiés yi ak apatrides yeeg bu modifié loi organique numéro 2017-09 bu 17 janvier 2017 wutu bu numéro 2008-35 bu 8 août 2008 ca cour suprême Samba si mooy défendre wàllum protection gu jigéen yi nga xamante ne ni dañu ëmb. kuréel gile di la maison des potes daal dinay porter plainte kile di Éric Zemmour di koy toppee moom candidat présidentiel française gi ay kàddu raciste yamu dal di yëkki xamle ko te dara amu ca plainte bi ni ki alxames gi la ñu génn la ñu ko déposé ca table procureur de la république bu tribunal judiciaire bu Paris naka noonu maître Babou Ousseynou ak Slim Ben Achour ñoom ñoo ko dal di transmettre nekkul ne nag Éric Zemmour képp la ñu ciblé ca boobule plainte chaîne bile di ci news bu jàllale kàddoom yooyee mu yëkki tamit dina dem wuyu ji ci fàttali kii lee di Éric Zemmour daa waxoon ni ñu ëpp ci délinquants étrangers yi ay sénégalais lañu te nag bu ñu ko falee dana leen jël ñoom ñëpp buub leen dal di leen di delloo ci seen ba réew ba tey ci xibaar bi ni mel candidat wu extrême droite bile di Éric Zemmour dafa xamle woon ne délinquants étrangers yi ñu ci ëpp ay sénégalais lañu te buñ ko falee dina leen buub ñoom ñëpp delloo ci Sénégal li mel nag nga xamante ne ni daal dina koy yëg ci doon na kàddu yu metti sénégalais yi rawatina lu kile di ancienne jëwriñ bu njëkk bi la di Aminata Touré moom nag ci Twitter la xamle moom Mimi Touré ne dañoo war a topp Éric Zemmour ak képp ku mel ni moom ci tribunaux yu France yi ngir wàllum racisme bi nga xam ne kenn mënu ko toléré mën fee jeex gannaaw Mimi Touré maître Assane Dioma Ndiaye tamit xamle na tamit ne day plainte kile di Éric Zemmour ngir injure ak diffamation ba muy àddu ci kàddu ya nga xamante ne ni Éric Zemmour daal dina koy yëkki njiital Pastef bi di Ousmane Sonko dafa doon rek exiger ngir ñu convoquer ambassadeur France file ci Sénégal ak ab protestation officielle état bu Sénégal position boobee nag neexul benn yoon taskatu xabaar waaye itam patron de presse bi di Madiambal Diagne way laa giseewul noonu ci Twitter nag la dikkee ci sortie yu bëri yu Sonko def contre français yi te France protesté wuñu ci benn yoon la mu xamle moo di Ousmane Sonko dafa bëggoon protestation officielle Sénégal ca France gannaaw kàddu ya nga xamante ne nii Éric Zemmour daal dina koy yëkki gàcc ci ndoddu sénégalais yi naka noonu nag la ne kile nag di Ousmane Sonko ba xam ndax France mës nañu protester ci Sénégal ngir kàddu ya muy yëkki ak Pastef yëpp di le koy jëmale ci ñoom ñooñee di waa France def leen seeni classe mu xamle ko
noonu laay xuusee ci mbirum Ousmane Sonko beeg kii lee di Adji Sarr rumeur baa ngi circulé ñuy naan doyen des juges bi lee di Oumar Maham Diallo dafa dal di dóor mandat d'arrêt njiital Pastef bi Ousmane Sonko di rek xibaar yi nga xamante ne ni commentaire yi bëri na ci loola ñu naan décision bi sax dara waral ko lu dul lu njiital Pastef bi lee violé ay conditions gu contrôle judiciaire am bi ndax signéwul ajjuma gu mu jóge ca gannaaw ci rek weer wile li ni mel nag daan dara amu ca bu ñu sukkandikoo ci ay sources judiciaires yu ne doyen des juges d'instruction bi lee di Oumar Maham Diallo doorul mandat d'arrêt kii lee di Ousmane Sonko nekkul ci camp wu mandat d'amener ngir demloo ko ci attekat gi rawatina mandat d'arrêt bu ñu koy yóbboo directement kaso ci bu ñu ko tegee loxo di daanaka daal luy firndeel ne xibaar yooyu araam dara amu ca. ba tey ci mbirum Ousmane Sonko moom njiital Pastef bi daal dinay àdduwaat ci dossier Sweet Beauté bi moom nag nee na bile dossier nga xamante ne moo koy wutaleeg masseuse bi lee di Adji Sarr dañu ko war a vider léegi naka noonu nag la ne yaakaar na ne dara teewul yoon def liggéeyam ci li ni mel ndaxte parti yëpp fësal nañu seen disponibilité ngir dem procès mbir mi lee bokkul ci dossier yu compliqué yu ñu war a teewlu ay témoins ca bitim réew. jot nañu vidéo jot nañu rek ñu vidéo ko mu dal di jeex mu xamle ko dal di insister sax ci li ni mel moom jiital Pastef bi lee di Ousmane Sonko naka noonu la ne Maître El Hadji Diouf ak clientam bi bëgguñu dëgg gi claté te moom rek moom Ousmane Sonko moo des ci audition bi te lii lee day firndeel li mënoon nañu def lii ne bu yàgg lool daanaka instruction bi bouclé na donc mbir yi waratula yàgg ci yoon. Sonko nee na ay avocat-wam woowoon nañu ko ngir wax ko rek la ñu waxtaanee ak àttekat bi ngir audition wam bi mu xamal leen ni ngir daal ñu teewlu ko bu yéexee ba yéex talaata. ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars atum 2022 defuñu ko ba tax na léegi mi ngi sàkku ñu auditionné ko juróom-benni fan ci weeru avril bile ñu dégmal dafa war a dellu si gi altine waaye nee na pare na ngir annuler li nga xamante ne ni moom moo di biyam bi réponse àttekat bi képp la ñuy xaarandi mu xamle ko moom Ousmane Sonko muy woo militant wam yi ak askan wi ngir nag ñu toog seen kër yi su boobaa bañ a manifester mel ni mu ngi moytandiku lu fi xewoon rek weeru mars bañ fee amaat. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly àdduwaat na tamit ci luy wutale Ousmane Sonko ak kile di Adji Sarr ca télévision Futurs Médias la xam leen ni daal lii ñu tudd Ousmane Sonko te du dëgg moo tax moom Bara Dolly mu nekk ci wetu Sonko ndax daa xam ne ñoo ngi bëgg a jaay doole kile di Ousmane Sonko def ko comme nañu defoon Khalifa Sall ak Karim Wade daal di koy faagaagal te jëwriñ bu ñu dénk wàllum yoon taxaw na ne viol amul ci boobule dossier rax ci dolli rapport ya ñu jot ci Assemblée nationale enquête préliminaire bu gendarmerie ak rek rapport médical bi gisuñu ci tamit wàllum viol ba loolu weesoo la ne ànd na ci lu Sonko doxalee ne dootul signé ndax ñi le fow rek nga jàmmarloog ñoom ndax dañoo bëgg fowee réew mi te moomuñu ko laata mi naan dossier Sonko bu ubbeekoo wa ilaa buñ ko ubbi waatoon benn kilifa diine du ci wax te su boobaa mooy départu Macky Sall te mosuñoo gis benn réew bu am démocratie jaar ci yoon ñu rey fa fukki doomu aadama ak ñeent amul enquête ba tax na kon lii mooy wane ni réew mi nekkul ci yoon mu xamle ko naka noonu la ne yoon dafa war a tëddee njaaxaanaay te dossier bile dossier politique la kon nañ leen bàyyi ñu régler ko politiquement te moom Bara Dolly jàpp na ni amul benn àttekat file ci Sénégal bu mun a rek tëj Ousmane Sonko ci bile dossier di koy wutaleek Adji Sarr. gannaaw lu koy wutaleek masseuse bi lee di Adji Sarr njiital Pastef bi lee di Ousmane Sonko daal dinay rek wuyu appelu ba ki lee di xalifu Daaru Musti bi Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang bu lancé ab levée de fonds ngir yeesalaat juma gub dëkk bu sell googee nekkee ca région bu Louga député waaye itam maire Ziguinchor bi daal dinay dugal yoxoom ci pocham daal di cay def ca boobule collecte ñu dippee jaayante ci kàllamay kocc
sukkandikoo ci ab source Seneweb mu jege entourage jëmm ju sell gi leader patriote yi di Ousmane Sonko daal dina jox juróomi million ci suñuy koppar ajjuma bi la ñu génn xalif bi koppar boobee mi ngi ko jaarale ci sëriñam Serigne Cheikh Abdou Mbacké. xibaar bu neex tàbbi na sax ci njiital Pastef boobee di Ousmane Sonko gannaaw mu tekkee ndombol tànkam ca PDS Serigne Assane Mbacké taxaw na temb ngir rejoindre parti Pastef bu Ousmane Sonko li ni mel ancien membre comité directeur PDS bi moo ko xamle ci ab conférence de presse bu mu doon def niki rek dibeer ca diwaanu Touba moom nag nee na gannaaw ba ñu xamee ni lu ñu bëgg ngir ñu am ko faw ay góor ak ay jigéen yu déterminé ngir xeex lu ñëpp bëgg la ñu mujjee décidé daal nangu appelu ba kile di Ousmane Sonko bi ndax engagement wam ak détermination wam ngir daal sukkaleku ba suñu réew kenn dootu ko natable. Marawu Adji Sarr bile di Baye MC Niass wax na lu rëy loola ci dossier bile nga xamante ni moom mooy wutale Ousmane Sonko ak Adji Sarr moom nag na mu waxee mel na ni daal dina yeewi sénégalais yi ci scénario bi nga xamante ne nii ñoo ngi koy dund depuis ndorteel weeru mars bale ñu génn ci luy wutale Sonko ak Adji Sarr ci ab vidéo nag la xamle ni daal Adji Sarr nettali na ko ne daal li mu nekk yëpp ay fen la dara amu ca dal di waat ne bu dee aji waxu ko sax yàlla na bu mu egg kaw moom Baye MC Niass te dina génnee audio yi ndax ragalul dee te kenn mënu ko rey baloo de weesoo la ne daa bëgg ñu tënku ci dëgg te xam ne ñun ñëpp ay nitu daara lañu laata muy waat si Maulana Cheikh Ibrahima Niass ne barki Dembo Ndiaye bu yàggul dara ca hôtel Méridien la ñu ko tegalee téeméeri million si suñuy koppar ngir li ni mel nee na ñooñee nag du tudd seen tur waaye moom soxlawul boobu lee xaalis tax doonul doomu sëriñ bi nga xamante ne ni li ni mel daf ko yóbbaale. procès bi ci lu ñeel tuyeeru Bafo Bayotte baa ngi wëyandi ba jamono ji may waxeeg yéen ca chambre criminelle bu Ziguinchor taskatu xabaar bile di René Capain Bassène taxaw na ca kanam àttekat ya niki alxames di ñaareelu yoon wi moom moomee nag dañu ko tuumal ni moo planifié carnage bu am juróom-benni fan ci weeru février atum 2018 sabab fukki doomi aadama ak ñeent ya ca dal di ñàkk seen bakkan. René nag nee na nag laaliwul lenn ca boobule mbir ñu koy tuumal moom moomee daal dinay tukk sax àttekat ya ne dina jeexal ay fanam dal di xaru ci bu ñu ko reconnaître coupable condamné ko ci mbir mi ni mel ndax ba li lee di am boobule drame mi ngi ko fekk ca stade ba tax na daal saa su ne mi ngi clamé innocence am. Ahmed Aïdara xaddiwul tàyyiwul métier wile fas yéene wu ko bàyyi benn yoon même bu dee neexul CNRA mu ko bëgg xañ li ni mel ak i ay sanction mu réagir ci décision kile di Babacar Diagne ak i ay ñoñom di suspendre ay programme Sen TV ak Zik FM gannaaw ba meeru Géejawaay bi lankee ne daal du woon gannaaw liggéeyam woowee di revue de presse ya nga xamante ne mi ngi koy amal Ahmed Aïdara nee na sax day wëyandi di def métier woowee fas yéene wu ko woon gannaaw tey fas yéene wu ko woon gannaaw ëllëg ba loolu weesoo mu daal di fàttali CNRA ak ka ko jiite ne leen daal moom Ahmed Aïdara homme de média lay doon ba faw di profession bu mu ne incompatible ak liggéey ga mu am bees di rek bopp mairie bu Géejawaay bi nga xamante ne ni mi ngi koy gérer jamono jile. xibaar bu bees am na ci mbirum Miss Sénégal 2020 xibaar yañ ko jot bés yi ñu génn njuumte data am ca côté rek ñi leen di takk daria procureur de la république wàññi na dossier boobee sûreté urbaine bu ko bouclé woon ba noppi daal di koy transmettre parquet bu dee ministère public daa jël décision bi policiers yi dañoo dal di juum ci sujet wu enquête ba sûreté urbaine dafa intéressé wu ci mbirum viol présumé bi te procureur daf leen santoon ubbite ba enquête ci rek mbirum apologie wu viol bu ñuy reproché kii di Amina Badiane muy organiser concours
pour Miss Sénégal moom mi ba muy addu ci tuuma yu Fatima Dione gàccoon ci seen ndodd dafa waxoon ni daal fii ku ñu violé yow la neex tax association féminine yu bëri ak ONG Jamra daal di koy porter plainte ngir apologie wu viol waaye au lieu que nag takk derrière soobu ci kàddu Amina ya dañoo dal di soobu si lu Fatima Dione dal di xamle. Sûreté urbaine jotoon na conclure ne Fatima Dione kenn violé wu ko li ni mel histoire bu mu monteel boppam la. Gannaaw ba mu gisee ab vidéo bi nga xamante ne dañ cee lim turam ne moom Guy Marius Sagna dafa bokk ci waa MFDC Guy daal dinay xamle ne moom mi rebelle la ay membre la ci rébellion buy défendre ay intérêt réewam ak continent wam. Guy Marius Sagna la mu wax moo di daal war na leen a wax benn mbir daf leen ko nëbboon jot na nag mu wax dëgg bi moomee rebelle buy xeex indépendance la souveraineté wu Afrique ak ab gouvernement fédéral ci bopp suñu micro état yëpp. Gannaaw loolee la ne Casamance tuuti na ci lool ñoom Sénégal it tuuti na lool ci ñoom seen projet Afrique souveraine la ba noppi booloo ci ab gouvernement bu fédéral te loolee dina nekk mu xamle ko moom rebelle bi ngir indépendance su Afrique. Lépp mi ngi bàyyee ko ci mbirum challenge xale yi di koy faral rek di def ci wàllu woowu sax ay élèves yu seen at toll ci fukk ak juróom-ñett jàpp ñaar fukk ak benn jógee ko ci différents établissements yu nekk foofee ca diwaanu Mbour la ñëpp di waxtaanee jamono ji may waxee ak yéen lépp nag mi ngi tàmbalee depuis ba lu toll ko fanweeri vidéo le motif di ay vidéo yu ñaaw ci gisin fuité ci réseaux sociaux yi di ay vidéo à caractère pornographique yu ñaaw lool ñu gis ci ay élèves di def bépp expérience sexuelle mel ni daal film X. Lu gën a yéeme ca boobule scandale mooy daal ñoom ñoo doon filmé wante seen bopp ba ñuy def jëf yu ñaaw yooyee gën caa rek grave ay xale yu jigéen yu ndaw di wone ay position yu rek tax ñëpp jàpp seeni gémmiñ rawatina waajur yi nga xamante ne ni jaaxle nañu lool ku nekk di ñaan rek sab doom bañ caa bokk. Vidéo yooyee nag ñu lancé ci seeni ay groupe WhatsApp wane na ni daal xale yooyee maturuñu benn yoon waaye nag am nañu maturité gu doy si wàllum sexe. At ya nga xamante ne ni xale yu góor yooyee ak yu jigéen ñi daal di nañ koy am di ay at yu néew doon na lu gën a tiital ñi leen di waajur yi. Ngir xeex li nga xamante ne ni moo koy wutaleeg ki lee di Diop ISEG Aïssatou Seydi àttekat bu yor dossier bu koy wutaleeg borom këram gi woon woolu na ko altine yemoo woon nag ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars bi ñu génn bu ñu sukkandikoo ci ab source bu biral boobule xibaar. Aïssatou Seydi teewlu nañu ko ci fond wu mbir mi. Diop ISEG nag moom moo porté plainte Aïssatou Seydi ngir faux et usage de faux daal di koy duut baaraamu tuuma ne dafa falsifié ay documents yuy tax daal yoon reconnaître ne moom villa bu nekk foofee ca diwaanu Sacré-Cœur bi nga xamante ne moom la ñuy xëccoo waral coow li yëpp bu yàggul dara cour d'appel joxe woon na ndigal ngir ñu génnee Diop ISEG ca kër googee muy naan këram la. Ay avocat yu Aïssatou Seydi nag dañuy xarandi ñu yegg rek leen boobule dossier wa ilaa ñu yëggee leen boobule décision concerné bi ngir daal ñu mën a jël huissier mu dem daal di ko fay jëlee. bu tribunal toppee réquisition gu parquet ki leen di Khalifa Babacar Khoureyssi Ba ñu gën koo xam ci turu ba Khalifa Rap dina sori rek lu yàgg lool li nga xamante ne ni moo di microm gi waaye itam réseaux sociaux yi nga xamante ne saa su ne da si biral boppam ak ay vidéo yu muy def ngir lu mu tëkku ay ak yëkki ay saaga jëmale ci Wally Ballago Seck moom moomee soo moytuwulee dinañu ko tëj ñaari atu ba kaso bokk ci benn lëmb. Benn fan ci weeru avril lañu àddu ci mbiram li ni mel mën nañoo ne sax tendance la ñu bëri dañoo nekk ci réseaux sociaux yi ngir attaque wala yàq derub yenn doomu aadama yi ngir wut buzz wa ila ak ay vues. Khalifa Rapper nag di doomu avocat bu siiw bile di maître Khoureyssi Ba ak Ansou Badji ñu gën koo xam ci turu 6000 problème taxaw nañu ca tribunal bu Dakar ngir menace violence ak voie de fait jëmale ci woykat bile di Wally Ballago
Ballago Seck mu xamle woon ni Mia ak Nofees si tànk tàggoo la ñu nekk ndaxte rek jëkkër ji la doon dóor jabar ji dóor yu métti tax mu ñibbi seen kër li ni mel nag ba ko Tange xamle ba mu def ay fan yu daanaka xaw a bëri tuuti la nag couple boobee di couplement boo daal di génne seen ab clip li ni mel tax ñëpp dal ci kaw Tange Tandian ne la mu doon wax dara amu ca naka noonee la Tange dak dal di adduwaate ci li ni mel dal di tontu ña nga xamante ne nii ñoom ñoo koy ŋàññi dal di ne moom Seydina Tange Tandian lépp lu mu wax daf see am ay firndeel yu wóor doxul ci ay buzz te wax ji violence conjugale moom moo tax rek bu daal di cay addu ndax couple gi ne day am problème waaye nag dóor ya mu doon dóor jabar ja te ki lee di Mia dafa ragal presse moo tax daal mu wax si ngir rek bëgg a libéré ku jigéen ki ndax dafa ragaloon li nga xamante ne moo di presse laata muy teg audio wu benn mbokki Mia mu naan Nofees daa dóor Mia di ko saaga ndey li lee la dëkkeek moom tas nañu lu ëpp ñeenti yoon Mia di ñëw këram muy koy delloo ba si bu mujj bi di bu Tange dal di xamle ba loolu weesoo la ne nag moom Tange ku koy weddi da ngay liggéey ni moom ndax ni Messi mel ci bal Sadio Mané mel ko ci équipe nationale Wally mel ko ci musique noonu la mel ci wàllum journaliste people journaliste d'investigation mu daal di koy xamle laata muy teg tamit benn audio wu Racky Nofees mu ci wax rek ci jote gi nga xamante ne nii moom la Mia ak Nofees mujjee jote kàddu yañ ci doon wax ngir arranger diggante bi di luy firndeel ni Tange Tandian la mu doon wax kon lu am la dañoo rek rattaxalaat xëy na diggante bi dal di profito génne clip ngir rek lëre gëtt bu askan gi ñu wax ne dafa génn àdduna xibaar bi wër ñu partagé ko fu ne ci réseaux sociaux yi comédien bi lee di Bass Diakhaté daal dina cay réagir ci ab vidéo la mu ci xamle moo di moom Bass Diakhaté mi ngi ci jàmm ak salaam dara dalu ko te mi ngi waajal weeru koor gi ñu fàttali leen ne Bass Diakhaté feebarul rawatina entré wul comme ni ko yenn site d'information yi xamle Serigne Modou Diakhaté de taawu Bass Diakhaté daal dinay rek mer ba futtu ci li nga xamante ne ni moom moo am ndax nee na li lee du gulleet te du ñaareelu yoon ñuy joxe xibaar ne waajuram bu góor gi lee dafa génn àdduna te duñu ko saytu dara amu ca nee na nag ñenn sax ci famille am dañoo taxawoon ngir rek porter plainte waaye dafa xam ne daal ñuy def ay conneries yëpp ci réseaux sociaux yi buñ leen toppee di porter plainte dana tax sa dootuñu amati seen jotu bopp waaye mi ngi koy ñaawlu te nag journaliste bu sérieux du doxalee ni mel mu xamle ko moom taawu Bass Diakhaté noonu lay xuusee ci xibaaru tàggat yaram fédération égyptienne de football daal dinay porter plainte déposé ko ca FIFA ngir lu ñeel lu xew ci seen match retour bi ak Sénégal bu gaynde yi rek jël ndam tax ñu qualifié ci coupe du monde gi fédération égyptienne de football dañuy exiger daal ngir sax ñu daal di joué waat boobule match média égyptien bi di yum7.com xam le na ni ab source fédération égyptienne de football dëggal na ni plainte bi ñoo ngi ko sos ci article numéro 83 bu code pénalu CAF ngir lu xew affecté résultat match bi dem ci ñu daal di amalaat boobule match ngir atteindre principe égalité wu chance yi te it am na ay sanctions yu ñu dëgmal fas yéene ko rek teg Sénégal bokk ci alamaan leel koppar ak tere supporters yi ñu teewee yenn limu match yi gannaaw ba ñu ñàkkee ñaari yoon ci kanamu Sénégal sélectionneur Égypte di Carlos Queiroz nangu na ni daal ki la di Aliou Cissé ndaanaan la gannaaw ba mu xam leen ni ci football résultat yi ñoom ñooy wone ñu gën a xarañ te comme ki la di Aliou Cissé am na ndam ñaari yoon ci kawam mën nañu wone moom moo ko gën a xarañ waaye daal nañu xam ne Aliou Cissé mi ngi nekk ci bopp sélection sénégalaise bi depuis juróom-ñaari at te moom juróom-benn weer képp la def ak Égypte gannaaw loolee ki la di Carlos Queiroz xamle na talaata bi la ñu génn gannaaw seen élimination bi ca stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio ne day tekki ndombal tànkam ci poste sélectionneur bi mu nekk nag coach pharaon yi depuis juróom-ñetti fan ci weeru septembre Queiroz yóbbu na pharaon yi ba finalu CAN bu ñu weesu waaye nag ñoom ñooñee gannaaw ba ñàkkee ci CAN gi dajewaat ak Sénégal mu dal di leen di dóoraat ci lu ñeel qualification coupe du monde comme nag nu ñu ko ñàkkee
ci rek tiro bi ca CAN ba la rek kiile di Queiroz xam leen ni daal fas yéenewul wëyalati ak Égypte day dem daal xool li leneen rêve bi jeex na mu xamle ko moom moomee di coach bi ay atam toll si juróom-benn fukk ak juróom-ñeent mu nga ak xibaar yi buur na jaajëfal leen yéen ñi doon teewlu bu baax a baax jaajëfal Omzito mu fare ci côté régie gi jaajëfal suñu gaynde gi dellu di leen di féliciter ñoom équipe nationale bu Sénégal jiital ci seen coach bi dig leen daje bu baax a baax yéen ñuy doon teewlu ba samedi prochain ak beneen Total Buzz jàngeen jëf.